Pape yàgg nañu gisee waaye gëjoon nañu gisee. léegi rek bi may rappelé jamono ji nga xam ne dañ daawoon dajale. fële di waxtaan ci mbirum mbootaay yi ànd ak jamono. ONG yi maa ngi koy wax rek ni que démb rek daje na ak ñoom ñëpp fële ci Kaolack bi ñu demoon di jaare suñu benn xarit suñu mbokk di jigéen bu am fayda Binta Sarr. te génn àdduna ñu ngi koy jàll njabootam di ko jàll yéen ñëpp yi yëngatu ngir doomu réew mi gën a farlu ci liggéey bi ngir ñu tedd ci réew mi. jërëjëf professeur Pape Sané itam ñu ngi koy nuyu. waaw awa maa ngi leen di fay di rafetlu trop jataay bi comme ni ma ko waxee woon sànq professeur Bouba Diop dafa bokk ci mag ñi nga xam ne man bokk sama génération li ñu tax a xam citoyenneté ak la lutte citoyenne combat citoyen moom daf ci bokk man sama génération dama fàttaliku dañ doon def ay groupe di ñëw temps yooyu kongat wala di ko fekk ba université di sàkku xam-xam ci moom it mu yéwénoon ci trop tey bu ñu toogee plus de 25 ans après ñu ma ñëw bokk ak moom jataay nii ci lu mel nii dama ciy kontaan donc may rafetlu invitation bi également di ñaan yàlla rek lépp lañ ciy wax rek mu doon li nit ñi mën a dégg te mu amal leen njëriñ. jërëjëf Pape Sané comme niñ ko waxee li yemook ay bés bi itam bokk na ci ñu nekk ci jamonoy nawet waaye li nga xamante ne moom moo di catastrophe yi am ci ay bés bi dafa jéggi dayoo suñu waxee wàllu l'accident yi wax li nga xamante ne moo di wàllu foudre bi wax chavirement li nga xamante ne moo di ay pirogue ak yi ni mel yooyu yëpp mu daje ci réew mi gouverner c'est prévoir est-ce que les autorités amoon nañu prévision ci yi nga xamante ne moo aju ci nawet yëpp ba jël ci ay matuwaay parce que gis nañu communication bi ci anam gi mu demee ministre gi yore wàllu transport am kàddu yu mu yëkkati sénégalais yu bëri di yëkkati seen kàddu naan ndax dëkk bi am na protection civile muy ponk yu bëri yoo xamante ne ñu ngi koy waxtaanee ay bés bi ci dëkk bi muy jéye yoo xamante ne tamit am na fii lu ci bëri ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ñu ngi koy jaal seen i mbokk itam mais itam ndogalu yàlla dafa bëri ci Sénégal ndogal la mais est-ce que du ndogalu borom itam. waaw awa ni nga ko waxee Sénégal ay bés bi ñu nekk ak ay bés bi ñu génn li xew mooy wax nga dëgg taw bi bari na dënnu yi bari nañu melax mi bari na man ci ay bés bi dem naa fii ci gànnaaru réew mi Ndar ak Louga ak yooyu dem naa fii bërki démb ba Kaolack ndox mi bari na trop waaye ni nga ko waxee gaal gi yëngatu na bu baax ni koy waykat bi di waxee kër gi itam yëngatu na ndaxte xel yi xaw nañu jaxasoo nit ñi dem nañu ba sonn xaddi dafa mel ni sax nit ñi dañu mel ni ñu seen yaakaar mi ngi yàkkiku ndaxte tiitaange bari na fi nit ñi jaaxal nañu mu mel ne Sénégal daal dañ ko war a ndëppal ndaxte foo laal mu metti ndaxte ndox mi xamoon ña bëgg doon ñaan mu ñëw tey jii waroon na fekk Sénégal ñu liggéey ba nga xam ni ndox mi ak lu mu bare bu ñëwee warul taa war na am fu mu war a jaar ndaxte dëkk yi yëpp xaalis bi ñuy yàq mën nañ ko def ba nga xam ni yëf yi duñu bett fii nga xam ni itam ndox mi fa la war a jaar yu ci bare boo ñëwee fekk canalisation yi fat ndox loo tax daal lii bi xew ak yi nu bett nag barki démb ak foo jaar tali bi bu amee accident yi bari nañ waaw am na ci yu nga xam ne nit ñee sàggan waaye am na ci yi nga xam ne itam xëy na lépp lu ci war ñu war ko def ndax lamp yi doy na est-ce que nit ñi itam wan nañ leen ni ci taw bi amee lii war nañ ko def maanaam fexe ba yedd leen accompagner leen yooyu yëpp daal defe naa am na yu des accident yi nag dëgg la accident dana am waaye am na nga xam ne mën nañ ko moytu ndaxte bu ñu yégee nii taw bi am na ngay dugg gaal war nañu fexe ba xam yow bés bii nit ñi war a dem ak itam bu commencé taw itam war nañu teel a gàttandu mbir yi yëfi daal comme ni nga ko waxee dafa mel na dañu sàggan mbir mi nag du lu bees ndaxte maa ngi koy wax léegi Pape joolaa bi weer bu mel nii la woon 2 junni doomu aadama daanu nañ fi waaye bii joolaa bi di am at bi ko jiitu jël nañu otoraay
toog lu yàgg dawaluñ ko ñu dawal ko lu moo téeméer ni daanu fa ak yeneen yi nga xam ni dafa mel ne daal Sénégal ba mu moomee boppam ba léegi liggéey bi des na ñu gàttalu mbir yi fexee da nga jël li ñu war a def ngir aar doomu réew mi loolu daal des na ndaxte itam fagaru daal moo gën li nekk di wax da ngay faj waaye fagaru moom moo ëpp maanaa te xam naa daañu ci jël ci rek lu tax lii war ci jóge tey Pape naka nga jàngatee midi est-ce à dire que ne kilifa yi fi nekk dañu manqué de vision parce que ni ko professeur waxee moo di yàgg na fi di am on attendait un changement radical avec le président Macky Sall mais que ne ni tey jii y a pas eu ce grand changement là au contraire on assiste à des drames on assiste à li nga xamante ne itam moom moo di ne on est statique. waaw effectivement awa di rafetlu tontu professeur Diop parce que déjà moom faqas na yoon bi bu baax a baax damay dellu si rek ci benn événement bi nga xam ne amoon na fii ay jamono Sénégal muy usine Sonacos bi muy explosé en 1992 93 ba léegi dafa mel ni leçon yooyu nguur gi mooy maanaam ñii nga xam ne ñoo ñuy jiite parce que ci diggante bi ñetti nguur toppante nañ fi jàppuñu leçon yooyu mooy dëggal li nga wax ni que amuñu prévision c'est-à-dire ñoom fa ñuy seen gestion dafa yem ci émotion mooy maanaam ci émotion wu nit ñi nañuy sukkandikoo pour gérer muy kàddu gu célèbre gu fi borom kër gi ki sanc kër gi musoon wax mooy que Sénégal dañuy administrer mais duñu gouverner parce que kuy gouverner mooy prévoir mais nag malheureusement ñun dañu am ay njiit ñi nga xam ne ñoom gouverner wuñu mooy benn ñaareelu jàngat bi mooy que duñu anticiper parce que da ngay gis ci vote loi de budget yi ay départements yi nga xam ne dafa am ay départements yi nga xam ne seen sensibilité dafa laaj benn technicité ba nga xam ne du président de la république mooy toog di décider ñooñu lu ñu fa war a def mais ñi nekk ci département yooyu ñoo war a toog saytu xalaat na nga xam ne noonu la ñu bëggee ñu doxalee mbir mi nga xam ne moom nañu yoree la responsabilité ci yooyu mu bokk ci protection civile mu bokk ci sécurité mu bokk ci yeneen ak yeneen yi nga xam ne nit ñi à la base ñooy concevoir seeni programme concevoir seen projet soumettre ko gouvernement bi mais tant que ñi ngi toog yem fi ñu yemoon naan que le président mooy définir la politique de la nation le président mooy nommé au poste civil et militaire du ñu jógee fii parce que président moom xam nga li koy arrangé mooy la nga xam ne askan bi dana ko gis ne kii mu ngi liggéey moom looloo ko arrangé parce que politicien la mais la technicité wala la nga xam ne moom la nit ñi soxla dëgg ce sont les hommes du céral ñoo ko mën a produire tey ci wàllu protection civile Dieu merci lu mel ni sapeur pompier am nañu tey un général bi nga xam ne qui est issu du céral c'est-à-dire ci ñoom la jógee fa la dafee carrière am de jeune officier ba ni mu nekkee général c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal donc kooku noonu dana mën a extérioriser dana mën a exprimer les besoins en protection civile mais malgré ça s'il y a pas une volonté bu amul volonté gouvernement volonté d'accompagner yu mel nii du fa mës a jógee c'est-à-dire ci ay travers dañuy tomber parce que mooy ni ma ko waxee ci njëlbeen ñoom gestion bu ñuy gérer yëpp émotion bi la tey jii boo déggee accident nga dégg ñeenti kilifa génnandoo tenir un discours bi nga xam ne yow sa bopp da nga naan non mais bu subaa le même cas se reproduit nga gisaat leen ñu ñëwaat changer de discours loolu nag yorewul réew lu ko yoree c'est des prévisions c'est des statistiques et dafa am agenda lii ni ma leen gisee nag ñoom yorewuñu agenda quoi ñoom na affaire yi ñëw bu ñëwee rek ñu gérer ko comme ni mu ñëwee après nit ñi fàtte comme professeur ni mu ko waxee les Sénégalais oublient très vite parce que li mel ni Joola je crois que ça devait être le point de départ pour les Sénégalais ñu xam tuuti lan mooy civisme ak lan mooy la citoyenneté ñàkk sanction yooyu ñu ñàkk jël sanction ci kaawu la Joola
moo jur tey jii le laisser-aller bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi parce que jamono yooyu bu ñu sanctionné woon les responsables parce que y a eu des responsables quand même ah. ñii jël bateau bi xam ni que bateau bi baaxul teg ko ci ndox mi ñii jël bateau bi xam ne moteur bi baaxul dugal ko ci ndox mi ñii nga xam ne ñoo surchargé bàyyi bateau bi jógee Ziguinchor et tout ça ñoo ñëpp tey jii bu ñu leen tegoon ci yoon door leen ay peines yi nga xam ne duñ ko mus a fàtte je crois que ça allait servir d'exemple malheureusement nag mu ngoog voilà. tey jii professeur comme ni ñu ko waxee y a des problèmes ñu jokk yi ci benn mooy ci wàllu nawet bi ñu ngi ko doon wax sànq gouverner c'est prévoir Pape nee na ñuy gouverner woon dañuy administrer ndax suñ doon gouverner dinañu prévoir mais tey jii dañu ne dañuy tabax ñu ngi tabax ay tali ñu ngi defar ay pont ak yi ni mel mais defuñu itam des études d'impact ba nga xamante ne tey jii ci kaw moo rafet mais ci suuf tout est pourri loolu moom moo indi tey ñu naan dëkk bi ci fi mu toog benn poudrière la su tëbee rek mooy lu bëri yàqu na ndax canalisation yi ça date de Mathusalem. waaw xam nga liggéey lu takku lu baax ak ngistal baaxul bokkul. Sénégal nag xëy na sunu jaar-jaar moo tax dañu bëgg a ngistal maanaam mi ngi melax wax ju bare te ñi teey ak ñu bëgg lu baax dañ am yoon yu ñu war a seet dafa am ñetti kilifteef yu war a am benn bi mooy ñi ci jal bi xam nga ñoom lu ñu leen laaj mooy ndax jumtuwaay yi indi nañ ko ndax tànn nañu nit ñi nga xam ni ñoom ñoo war a def liggéey bi loolu bu ñu ko defee defe naa ñu ba ñu am mbégte ci li ñu def ak itam ñuy jàppale ñuy liggéey waaye loolu ñu ci bare da nga leen di yërëm ndax gis ñi am nañu xam-xam bëgg nañu liggéey muy ci hôpital yi muy ci tëli yi waaye jumtuwaay yi amul yenn saa yi jumtuwaay yi amul boobu itam mooy li nga xam ni mooy indi gàllankoor ak jëf ji ak itam defar yoon yi ni nga ko waxee yoon yi sax jamono ji tane na am naa yoon yu bari yu bees yi ñuy tabax waaye est-ce que defar bi baax na ak itam ndax ñëpp ñu war a laaj nañ leen ndaxte mën nga defar yoon te nit ki yow ñi koy jël bis bu nekk ak di fa jaar laajoo leen loolu tax bu ñuy dëgmal mbir dañu war a laaj ñi nga xam moom ñoom la soxal. c'est le cas de Rufisque. waaw Tëngéej mais waaye bala ñuy àgg Tëngéej sax mais tëli yi ñuy defar ci jamono Abdoulaye Wade yu si bëri baax na waaye am na ci bëri tey jii ci corniche beeg yooyu boo laajee nit ñi boo demee booru Fane ak yooyu ñun la fii bu ñu laajoon ñun chauffeur yi nii lañ ko gisee. tey jii Dakar kenn mënul dem fenn ñoo ngi jéem a góorgóorlu waaye bu fekkoon bañ koy liggéey laaj nañu nit ñi te loolu nag yàgg na fi njuumte yooyu li ma ciy bëgg yokk mooy ñi nekk ci dëkk bi nekk ci kilifa dëkk bi tam ñoom tamit am na lu nga xam ne dañ leen koy sas ñoom ñoo war a topp mbir yi di seet ndax lii fi dox na jubbanti sax yenn saa yi bu fekkee góoraam gën a def dara ñu jàppale waaye ñoom dañuy jubawul si société bi ci biir dafa mel yenn saa yi dañuy xëccoo am na ci yu bari yi nga xam ni mairie Dakar bëggoon def ñoom ñu jël ko boof ci te defuñu ko bon kooku moo am benn problème mu rax ci doon nag ñu nekk ci kër gi ndaxte nañu waxtaan itam Sénégal ndax nit ñi yar nañ leen ak itam ndax nit ñi jàng nañu xam nga Pape am na lu mu fi wax accident ammoniaque boobu mais li ko fa indi woon mooy nit ku jàngul yow xamoo ni lii bind nañ fi ni lii boo ko fi bàyyee naaj wi tàng dana exploser dana tàkk yow jàng bind nañ ko ci de waaye boo jàngul xamoo li xew bon réew mi itam war nañu góorgóorlu ba nit ñi xam ñu yar leen ci lu bare ñu gën di xamee ndaxte réew mi nga xam ne ñi nga xam ne boo leen bindalee këyit yi si bare xamuñu ko ci téeméeri yi ñoo gis juróom fukki yooyu xamuñu ko réew moom nga xam ne am na lu des bon yooyu yëpp dañ ci war a góorgóorlu gën ci liggéey ñu artu di jubbanti ni mu ko waxee te itam gàttandu mbir yi mais ñi ñu sas liggéey bi nag ñi nga xam def nañu lu baax dañu war a am ndàmpaay lu baax gis nga accident bu mel ni bii am bërki démb man mii di wax ak yow 2001 damaa amoon ay étudiant lu mot ñaar fukk ñu ni ma yóbbu leen Ndar ma dem keroog ñu ni dañuy dem ci bël ba embouchure ma ñëw fekk bateau bi njëkk dem na boobu hôtel de la résidence la ñu doon jóge ñu dem ma ñëw ñu ni ma dem nañu te xale yi fooy jaar wan leen ko parce que dañ leen ciy noté ci loolu bien sûr am na ci ay doomu Sénégal am ñi xam ne ñu doomu Sénégal ba ñu ñëwee ma ni nu may def ñu ni ma am na benn waaye bu am benn gaal fii mën na dem ci Gànjool mën na yóbbu xale yi ñu ni dañ dem ñu ñëw ma ni leen ndax am ngeen waa ji yore gaal bi ma ni ko ndax am nga lëkkaayu
bu nga mbaq maanaam bouée de sauvetage bi mu ni ma awma ma ni ko après ma toog ci étudiants yi ñëpp ni non monsieur Diop nañ dem ñu dem aller bi amuñu problème retour bi ngelaw li wëlbatiku weeru février la woon gaal gi mënatul dem muy tëb te ndox maa ngi sedd guy man keroog li génn dama ni kii de ku ci bu gaal gi këppoo góob ni dana am ko sooy ndaxte le même boo mënee fay ndox mu sedd ni ñu mën jàll waaye keroog dañ doon may sens mooy nit ku nekk ak liggéeyam ki nekk ci hôtel bi bateau bi njëkk bi ñëw pourtant mënoon na wàcc de dafa ni ko dellul ca bël ba nga seeti ñi jël gaal ndaxte xamoon na ni géej gi dana yëngatu. keroog loolu moo ñu sooy man bu doon loolu étudiants yi ak ñun ñëpp dañuy génn àdduna ndaxte moom mi nga xam ni loolu mooy liggéeyam te moom moo am responsabilité. di jël bateau yi di yóbbu. mais moom dafa togg ci ak mu ni defal naa xëy na dem nañoo gaal waaye taxal ma yóbbu leen keroog xale yi loolu moo ñu sooy ñun ñëpp bon ku nekk si liggéey boobu ba léegi liñ ko waxee dem naa fi Foundiougne benn bis Kongat ñu def benn réunion ñu ni dañuy jël gaal gi keroog ma laaj waa ji ndax am na bouée de sauvetage mu ni amul ma ni gaañu kenn du dem conseil d'administration mën leen bu kenn dem ci bateau bi tu fekkee amul bouée de sauvetage doon nangu bon ku nekk itam da nga war a def sa liggéey gouvernement bi war na am lu muy liggéey ñi nga xam ne ñooy municipalité culturelle am nañu liggéey famille yi am nañu liggéey nit ki nag ku nekk war nga am liggéey waaye comme ni ko léegi Pape waxee il faut que réew itam ñu joxe de bons exemples ak di sanctionner parce que bu fekkee gisuñu itam gouvernement bi mu jël ay dispositions pour que lu mel noonu bañ a am mais daanaka déwén itam day amaat yeneen njaaxum rek. mais Pape ci côté boobu am na lu professeur wax mooy ñu doon laajte en amont avant ñuy tàmbali liggéey yeeg yi ni mel mais tey jii est-ce que ñun suñu njiit yi jiitaluñu politique bi que li nga xamante ne moom moo di seen wareef ci li réew mi di xaar ci ñoom ndax xool lu neex ñenn ñi pour ñu woteel leen moom moo tax yenn liggéey yi ci war wala yenn sanctions yi ci war duñ ko jëf ñoom ñoo privilégier la politique politicienne au détriment de la gestion. waaw xam nga awa dafa am ci maanaam ci charte suñuy charte réew daf si am yi nga xam ne projet yu bëri dafa am ay préalable dafa am obligation bi mooy askan bi nga xam ne ñoom nga bëgg a defal faw nga laaj leen lii ñuy def nii ndax ànd nañ ci te balaa nga leen koy laaj da nga leen di xamal incidences yi ak conséquences yi moom la ñuy wax ci tubaab enquête publique mais nguur gi man enquête publique maa ngi koy gëj a dégg ci ay jamono parti socialiste parce que ñoom it loo leen bañ nangul leen ni que sax loolu daan nañ ko def c'est-à-dire daan nañ bëgg a def dara def enquête publique woo nit ñi expliquer mais fii léegi lu ñuy remarquer mooy que enquête publique yi xam nga kañ lañ koy def mooy bu demee ba commencé am ay contestation bu nit ñi demee commencé di kaas naan non xoolal kaawu émissaire u Cambérène bi dem nañu ut ay financement ñëw taxaw expliquer mais impliqué wuñu woon waa Cambérène ba tey jii problème ba ngi noonu milliards yooyu mu ngi noonu nañ ko ñàkkee dugal nañ ko fa am nee nañu boog dugal nañ ko fa ba tey jii émissaire bi amulul njëriñ kenn amulul njëriñ Cambérène amulul njëriñ Dakar mooy benn ñaar bu nga xam ne moo gën a patent ba nga xam ne moo indi tey jii problème bi nga xam ne moom la Dakar di jàkkoonteel inondation yi nga xam ne moo nee Dakar dara indiwu ko nabu awa plutôt lu dul route des puits bi nga xam ne moom la parti libéral jël suul ko gis nga boo demee ci archive Orsum moo remplacé léegi IRD dañ lay wan ni que route des puits bi mooy fii zone de captage bi y avait 89 puits yi nga xam ne ba Géejawaay Ngor Yoff Grand Yoff Liberté Sacré-Cœur Fann Kërën ndoxu taw ma yëpp fa nañ doon dem bañ ko décidé toj sakk ko daf ko kii la première année boobu la fi ënd mën na bu garaaw boobu c'était en 2002 donc moo lay wan ni que ñii amuñu prévision ñoom li leen intéressé mooy ñoom li ñu bëgg mooy maanaam satisfaire une clientèle politique li ñu bëgg mooy politiquement atteindre ay objectifs mais jëluñu en compte les réalités des populations parce que tey jii zone de captage bi ñi fa dëkk
boo ko xoolee pour la majeure partie c'était des politiciens qui étaient favorables à l'ancien pouvoir ñoom nañu daggal jox leen ko mais tey jii incidence yi nga xam ne moom la am Dakar ci inondation yi xoolal suma wetu bureau bi Castor fii bu tawee rek kenn dootul jàllati yéen i kazalika Grand Yoff kazalika ainsi de suite donc loolu moo lay wan ni que ba léegi loolu dafa des mooy enquête publique mooy préalable donc ça revient ci sa question mooy lan mooy que la ñu war a def nañ koy waxee tout ce qui se fait pour moi et se fait sans moi se fait contre moi donc ñoom loolu lañ décidé noonu lañ koy doxalee mooy maanaam ñoom dañuy jëg toog ne ñoom effectivement ñoom nañu fal ñoo war a liggéeyal askan bi mais askan bi tamit boo koy liggéeyal da ngay saytu jéem a xool ñoom lan mooy seen bëgg-bëgg ak lan mooy seen xalaat. mais est-ce que tamit problème de moyen posé wul ndax gis nañu ñu ngi wax sànq protection civile askanu Sénégal léegi lañ tàmbal tëb sax naan mais protection civile fan la nekk ci biir réew mi ONAS waxi nopp ñoom ñu war a kii mais ONAS doo ko dégg lu dul nawet nee na taxaw na. protection civile dégguñu leen boobu ba léegi foudre yeeg ñoom seen ak yi ni mel lab yi ci géej géej yi ni mel yooyu yëpp dégguñu leen boobu ba léegi est-ce que itam démembrement yooyu am nañu les moyens qui pour mener à bien leur politique. waaw mais démembrement yooyu je crois que am nañu parce que boo déggee milliards yi ne yi ONAS ne moom la def ci dëkk bi donc war nañu am ay moyens. mais milliards yooyu est-ce que ils ont été utilisés à bon escient mooy question bi ñu war a posé wu. damay joxe benn cas bi nga xam ne je l'ai vu il y a quelques semaines mooy cas wu assainissement Bambey Kaffrine pour 2 milliards 1 milliard 900 depuis laa la wax avant 2014 le financement bi génn ñu avance l'entrepreneur la somme de 1 milliard bu weesoo ay kamb yu ñu gas ba tey jii dara nekkatu fa donc les responsables administratifs de la ville de Kaffrine ñoom boo leen laajee ñi ne ñoom avant sax travaux yi avant ñi entamé travaux yi vraiment ñoom genre mënd yi ñoom mësuñu ko am mais depuis bi waa ji commencé entamé travaux yi ba tey jii daf ko entamé eggalewu ko boobu la Kaffrine commencé am problème mu mënd kenn bu tawetee rek Kaffrine devient un piège à ciel ouvert donc moo lay won encore une fois la priorité des investissements est-ce que fañ ko war a def nañ koy def. protection civile c'est une direction bi nga xam ne yàgg c'est une vieille direction du ministère de l'intérieur. protection civile yàgg na fi. mais nit ñi mënuñu ko woon xam dans la mesure où mooy li ma lay wax c'est-à-dire quelque part on a l'impression que dañu nekk ci benn réew bi nga xam ne les gens dañu am une politique sélective mooy maanaam lii nañu bëgg nga xam lii ngay xam lii nañu bëgg nga xam lii ngay xam c'est-à-dire la nga xam ne citoyen bi war na fa mën a taxaw saytu laaj casse et droit am il s'arrange pour que nit ñi bañ ko xam mais tey jii c'est tellement important nit ñi xam luy prérogative protection civile budget lan mooy seen budget lan lañ leen jox lan mooy seen moyen aussi pour au moins sénégalais yi xam ndax ñii jox nañ leen li ko war pour ñu aar ñu jox nañ leen li ko war pour que au moins on soit à l'abri de ces histoires de tonnerre ak yooyu parce que tamit a priori j'ai la nette impression que malgré la bonne volonté des gens qui sont là-bas les moyens ne suivent pas la direction de la protection civile bon fan yi nag gis naa fan yi ñu indi ay ambulance yu bëri ay camions sapeur pompier yu bëri je crois suba sax le président war a def remise bi pour jox ko mais loolu aussi c'est une goutte d'eau dans l'océan dans la mesure où nit ñi boo leen joxee ay moyens te tracé wuloo leen benn canevas de travail aussi amul benn sens boo jëlee ambulance kii yóbbu ko fongali mi fële te joxoo leen essence it c'est du pareil au même dañuy dem gaare fa rek wala ñu koy jël utiliser ko à d'autres fins comme ni ñu gisee woon ci campagne bi nit ñi jël ay ambulance taf ci ay photo Macky Sall di ko campagne loolu moo fi am rek c'est tout. tey professeur Pape mi ngi koy évoqué léegi ci wàllu communication boobu gis nañu ne ci wàllu communication bi itam suñu kilifa yi dañ ci lajj lu ci bëri parce que tey su accident amee ñu gaawantu génn comme ni mu ko waxee émotion la ñuy gérer sur l'instant présent mais après fàtte nañu indiwaat beneen genre communication suñu jëlee ci wàllu accident yeeg yi ni mel ministre bi génn ne nañu accentuer contrôle bi est-ce que ça suffit uniquement génnaat ne non indiscipline ñii la. Est-ce que nos autorités tey jii am nañu capacité wu gérer une crise wala gérer benn incident bu am ci biir réew. ñoom li ñu war def defuñu ko xam nga mbir ak lépp loo gis ci doxinu réew dafa am li nga xam ne gëstukat yi ñoo koy def
yi nga xam ne dañuy xool mbir mi dem ci ba mu xóot am luñ ci wax ñoom bu ñu defee seen liggéey dafa laaj ñu waxtaane ko wasaare ko yéen yëglekat yi ngeen tasaare ko nit ñi xam ko bu loolu amee nag dogal nag dikk dogal bi nag yombul yenn saa yi nga ragal jël dogal bi ñi ci jal bi ñoo ko war a jël dañu war a gunge nag nit ñi ndaxte yenn saa yi nga dogal lu nga xam ne dañuy naa jox ñaari firnde pour mu bañ a nekk lu nga xam dañuy wax nii rek xam nga Ndakaaru am na ci kamb yu nga xam ni am na ci lu nga xam dañ ko xàll ngir ndox bi jóge ci béréb dem ba sa géej gi am na ci benn bu nga xam ne journaliste bi di ngeen ci lu mot ñaataata ngi nii ñu ni gaz bi ci nekk lii gilli tôt ou tard dana rey ñu bari dana exploser jaate yoon ngeen ko gis te ba léegi jëluñu ci benn décision man bis bu ne ma romb ko université sax boole nañ ci nga xam ne fa lay jaar kooku xam nga gouvernement naka lay gouvernement mën a toog mbir moomu ba léegi du wax lu muy def gis nga université boobu man mii bi ma nekkee médiateur woon naa journaliste ni ko UCAD 2 ni ko am na ci bi nga xam ni kii de xaw ma nu ñu ko tabaxee waaye boo gisee daa gis ni ay pax ngi ci suuf parce que université bi ñu koy tabax tubaab bi dañ ko yëkkati ndox moo fay jaar ci suuf ma ni leen kii est-ce que benn bés du daanu ñu ma ba léegi de ñu bâtiment bi kenn xam nga ba tey jii ma lay wax émission bi ñu ngi dégg boo demee na nga xool ci ñaari bâtiment yi fa nekk nga xool ci suuf benn bés nee naa benn kilifa kii de bis bu daanoo ñaanuma ko yàlla waaye bis boobu xaw ma kan la fekk mu nekk ministre ak kan la fekk mu nekk daañu démissionné te boo coow dana bëri damaa bëgg ñu wax ni ki ko doon tabax ndax lii wóor na su fekkee dafa am nañ ci war a def ñu defaat ko ci waaye di ko xool di gis sa journal def ci article bon loolu dafa wane ni dañu sàggan dañuy wax la Joola avant muy am man gis naa boobu benn yéenekaay bu ni bato bi dana daanu bés man jàng naa ko. man maa ko bindoon. voilà ci journal bu tudd Farñeent. waaw bu man waxuma lépp sax waaye ko xamu ni fàttali ko na sa yoon bu ni bato bi dana daanu bés bato ba daanu na junni ñaari junni nit bon nga xam ni ñi si jal bi ñoom la ñu war a gën a wax am na ci yu bari yu xew ci réew mi war nañu jël dogal waaye dogal nag boo ko jël day fekk nga jël ci gëstukat bi gis nga am na dogal bu ñu jël ci ndarapale teq dex gi mu indi njaaxum ba tey ba sànq te ñëpp xam nañ ni ndox lu mu bare bare am na yoon bu mu doon jaar ndox mi da doon dem ba dem Linguère jógee fépp Fuuta Kër dem ba foofu mais nit ñi xam nañ fu mu doon jaar waaye est-ce que laaj nañu ñëpp ñi ci war a wax bala ngay gaaw dogal ak lu mu métti mbënd mosul rey waa dëkk ba yëpp ndar 1950 ay 51 dañuy atum mbënd ma mais mbënd bu ñëwee yenn saa sax mbënd lu baax la mbënd mën naa mu indi lu baax pour baykat yi l'essentiel mooy nga xam gëstukat yi li ñu ci wax bu ñëwee noo ci def kii dogal nag moom moo war a dogal yooyu waaye bu fekkee déglu woon nit ñi fa laay daaneele xam nga Sénégal dafa am fuural ñi si jàll bi comme ni nga ko waxee dañu war a wàññi dañu rëy lu nekk ñoo mën gis nga actuellement mbirum mbalit bi dëkk boo dem ba léegi ñu nga fa mbalit mi gouvernement mënu ko régler moom rek tant que jëmoo ci mbootaay yi nekk ci gox yi chef de quartier yi nga laaj leen xaalis bi ñuy yàq nga ñëw jox leen ko ñu tedd ci ñoom ñooy tiimal buñ ko defee billaay Sénégal sunu maam yi dañ daan jël seen tame bu ñu yeewoo suba ku nekk sa buntu kër nga def ko waaye nga ñëw fuural daal di indi sa drapeau man maa réglé yooyu dara ngistal la rek bu ñu réglé dara ndaxte wax jee bare nañu tey woo waa réew mi xaalis bi ñu yoree réew mi moom ko ñu jox ko ñi nga xam ne dañu ñàkk amuñu liggéey bu leen ko joxee yëf yi dana fi jóge te itam mbirum danger bi ak Sénégal li fi gën a garaaw léegi mooy guerre bi gis nga bu ñu bëggee lu ñu réglé nañu topp benn bis nga jógee Ndar dem ba Dakar dem Kaolack nga teb 50 mètres yoo dox au lieu ñuy liggéey alkaati yaa ngi téye nit ñi ak ay gendarme di laaj gars yi mais li ñu war a toppatoo wuñ ko te li ma lay wax yow boo jëlee sa caméra jëlal benn bés nga jógee Casamance ba fi nga topp minute bu nekk rek nga filmé dëkk bi ça va pas du tout état moo fi amul ku nekk loo neex nga def corruption bi salte
doole ji ñuy utiliser pour nekk di laaj nit ñi 100 francs 200 francs ak dañuy toppatoo tëli yi toppatoo ndax nit ñaa ngi dawal normalement waaye tey jii yow alors est-ce que am nga service da ngay gis ku ci arrêté benn chauffeur ndax am nga autorisation d'emploi ay affaire yu nga xam ne problème bi mooy ñoom seen liggéey toppatoo ko. dommage mais Pape ñu ñëw ci kii moo di ndax nguur gi tey xam nañu priorité ndax dañuy ñëw ci waa Tëngéej ci itam ndax ñoom tamit nee nañ leen jooyal seen problème moom moo di ne terre bi dafa ñëw on a mis combien de milliards ci terre bi te pourtant tey waa Tëngéej terre bi moom moo leen lor comme ni nga waxee zone de captage moo lor waa Ndakaaru mais terre bi itam moo lor waa Tëngéej gis nañu bële passé tunnel bi moom moo dagg mooy week-end passé et ñi dëkk Rufisque ils ont souffert. tey jii est-ce que état xam na lan mooy priorité tant de milliards tey jii suñ ko jëloon def ko ci canalisation Ndakaaru renouveler ko yaakaar naa ne doon na gën a baax wala def ko ci suñu autorail yi wala construire des hôpitaux dans les régions parce que suñ ne benn hôpital de niveau 5 avec 8 milliards voire 9 milliards mën nga ko tabax avec l'argent du TER on pouvait en faire combien? waaw man dama ne on est malchanceux Sénégal. On est malchanceux il y a quelques mois dama dem Bénin ma gis seen chemin de fer mais vraiment ma ne voilà déjà au moins yi nga xam ne am nañu vision te am na lu ñu bëggal seen askan xam nga ñun boo jëlee indépendance yi ba ci année 80 yeeg consort ñun bu ñu doon dem Saint-Louis wala bu ñu doon jógee Saint-Louis di ñëw fii vacances autorail dañ doon jël foo doon dem fii ci Sénégal autorail nga doon jël c'est-à-dire dafa doonoon li nga xam ne un moyen de locomotion bi nga xam ne d'abord c'était abordable et c'était accessible à tous les Sénégalais foo doon bëgg a dem sauf dans la région sud moo ko amul woon mais partout au Sénégal c'était desservi par le chemin de fer mais man impression bi ma am mooy que nguur gi ci les njiit yi ñoo rey chemin de fer ñoo ko rey pourquoi je ne sais pas. Banque mondiale ak FMI moo leen wax nañ ko dog loolu la voilà gis nga la mais imagine nga tey jii pour parler de ce problème de ce fameux TER là que j'appelle interminable. te kat ñoom seen réew yooyu Amérique. France. seen autorail yaa nga fa. moo leen di mooy tax ñoom ñuy dund ba léegi. waaw mais moo tax terre bi man dama ne ça va être au-delà du scandale du siècle ça va être le goulot du siècle parce que boo ko jëlee Colobane yow Tëngéej nga gisagum boo ko jëlee Colobane ñëw Yaraax nga topp ko parce que man dama ko toppoon benn année mooy première fois biñ koy testé seen test boobu ñu fi indi fi coow lu rëy. man dama ko toppoon ma topp ko ànd ak yàlla jàppale ma ànd ci ak benn ingénieur bi nga xam ne il est de nationalité espagnole. je vois muy da doon reetaan quoi ñuy waxtaan yooyu mu ne ma man de wax fa dëgg yàlla c'est la première fois bi ma nekkee bi may yëngu ci lii ci condition yu mel nii. ñi may dawalloo train mu ne ma parce que déjà raay yi toogagul toog bi nga xam ne ñoom amuñu benn certitude ni que mën nañu egg à bon train à bon port plutôt mu ne ma mais il conçoit laajte na ci ay xaritu sénégalais ñoo xam ne ñoo bokk liggéey bi ñu ne ko non président moo bëgg a inaugurer affaire bi donc il faut ñu def ko. ñu accélérer ko. donc moo lay wan ni que vision boobu amul. mooy dëggal li nga doon wax mooy que ñoom seen visibilité politique moo leen amal solo. mooy benn ñaar. ca jamono yooyu neewoon nañu sax pour inauguration bi am. lu toll ci ay 250 millions d'euros yokkaat nañ ko ci. pour au moins gars yi mën a gaaw defar teg raay yeeg consort pour mun a dawal boo koy xool ci jamono yooyu sax bi ñuy def inauguration bi. caténaires yi nga xam ne. mooy électricité bii di war a yóbbu train bi doxul woon amatul woon caténaire donc moo lay woon sax ni que train bi TER boobu tamit liñ doon wax ni que c'est électrique dara du ci dëgg du électrique. dii la gasoil la ak électrique. voilà donc gasoil bi mu ngoog moo lay affaire ça veut dire que
tout ce qui a été dit. ci projet TER bi dara lu en fait à 80% dara du ci dëgg. léegi mu indi ay goulot boo ñëwee Kër Mbaye Fall balaa ngaa yegg Tëngéej boo ñëwee Kër Mbaye Fall ils ont le même problème inaccessibilité coono la pour nga dugg nga ñëw Zac Mbao c'est le même problème nga ñëw Tëngéej moom c'est scandaleux ce qui se passe parce que man keroog bi ma gisee vidéo bi j'ai dit que ce n'est pas possible c'est-à-dire on peut pas avoir des ingénieurs de cette dimension fii Sénégal état bi investir autant de milliards ci projet bu day nii te les minima de base maîtriser wuñu ko c'est-à-dire qu'il y a une étude d'impact environnemental qui n'a pas été faite. Il faut qu'on soit sérieux parce que bu ñu ko defoon daañu xam ni foofu suuf si à tel moment bu ñu fa defee tel type de matériel du tenir mais tout cela a été fait dans la précipitation loolu nag day jur problème yi nga xam ne moom nga soulever nii moom la waa Tëngéej soulever nii nañuy kaasalee waa Tëngéej moom la ñuy kaasalee l'ensemble des Sénégalais pas seulement ñi nga xam ne qui sont impactés par le TER c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont impactés par le TER mais il y a encore infiniment beaucoup de Sénégalais yi nga xam ne les politiques yi nga xam ne les politiques infrastructurelles du gouvernement andil na leen ay njaxare yi nga xam ne kenn mënu la wax na mu demee waaw fan yi passé ñi ngi soulever benn affaire bi nga xam ne protection civile boobu ngay wax fële ci Kolda garab yi nga xam ne nasaraane ñoo ko fi defoon c'est-à-dire mooy les caïcédrals c'est-à-dire les capitales régionales nga xam ne boo fa doon dugg li la doon njëkk a charmer mooy ces immenses arbres là nga xam ne ñoo doon jalonner les artères des capitales régionales donc protection civile daal ci ay wax daal ci waxu maire Sédhiou ba nee na waa protection civile ñoo ko jox ndigal pour mu dagg garab yooyu parce que danger la mais c'est scandaleux nañu waxante dëgg c'est-à-dire il faut que Sénégal que les gens surtout nos autorités se ressaisissent xam ne ni que le Sénégalais de 1960 bañ doon waxal nga xam ne loo ko wax mu wan ko bokkul ak ce nouveau type de Sénégalais là nga xam ne tamit voilà avec l'outil informatique tout le monde est informé c'est-à-dire loo bëgg xam tey da nga koy xam tey da nga koy xam voilà tey professeur est-ce que comme ni ma wax Pape du priorité la ñu xamul ci biir réew mi et itam secteurs yi nga xamante ne c'est des secteurs de la vie comme je peux l'appeler moom la ñu gën a néewal doole fii Sénégal suñu nguur yi lu ci mel ni environnement lu ci mel ni santé lu ci mel ni culture dañ ko néewal doole te c'est des secteurs de la vie yoo xamante ne yooyu la ñu waroon gën a tey jox doole lu ci mel ni tey garab yooyu ñuy dagg étude d'impact yi ma doon wax sànq moom la ma Pape rejoindre mooy ces études d'impact environnemental avant ngay sumb benn projet est-ce que ça a été fait xam nga yéen ñaar di ngeen junj ñaari mbir yu am maanaa benn bi mooy fan la xalaat yu jub di sosé xalaat yu jub fu muy jógee da ngay laaj nit ñi boo leen ko laajee itam nga seet ban nga war a jiital ndaxte xam nga nit ñi yow bëgg-bëgg yi bare na waaw boo dul laaj nit ñi mën nga leen nit lay dama leen di defal lii yow li ngay def xëy na yow nga ko defal sa bopp waaye defaloo ko nit ñi bon comme ni nga ko waxee lan la ñu war a jiital réew mi fi mu toll am na lu nga xam ni li mu waxee autorail maanaam dem ak dellu si waaw soo seetee ci mbirum réew mi yëpp mais loolu moo gën a soxal nit ñi pour waa réew mi yëpp waxuma waa Dakar rek de autorail yi biñ fi ñëwee jëlee ko fi musiba naaru laay la indi am na dëkk yu bari yi nga xam dee nañu léegi ñi nga xam ne la ñu doon bay xamatuñu fu ñu koy jaay léegi te camion yu bari yi barki démb am na su benn xarit moo invité dëkk booru Bel Air 8 heures laa jóge suma kër 10 heures mënuma àgg ci kër bi te Dakar laa nekk de bi ma ñëwee te benn waay ni ma xanaa yow doo fi ñëw souvent camion yi rang pour dem port ba mais Dakar kenn mënatul kenn xamatul looy bon yooyu maanaam fexe ba dem ak dikk bi yomb wotoraay yi ni mu ko waxee mu jëriñ réew mi kooku ci beneen priorité wax nga ko assainissement mais ndox yu baax yëpp ndox yu bon yi ñoo leen di teqale ni muy demee Almadies bële nga gis ni muy rafet yëpp amu foofu man Wakaam laa dëkk ñun ñoo defal suñu bopp assainissement waaye teewul soono ji ñu ci sonn maire bi di ñu xeex di xëcc këtti bi yenn saa sax dañuy wax gouvernement bi pour ñu atte ñu ñoo jël suñu xaalis boobu dugal këcc ñoom defuñu de waaye fan nga gis ci dëkk yi ñu régler problème mu mbalit yi dëkk booy ñëw booy dugg
marine ñoo lay teeru booy génn ñoom ñoo lay te amul nag benn pexe benn dëkk daal laa mos a gis ñu góorgóorlu ci mooy Joal Fadiouth ma gis mos naa gis Podor itam xale yi nga xam dañuy former ñi fexe ba lakk ko bu jox leen courant ak yooyu ñu ci def lu baax a baax waaye nag loolu xam nga boo ko yaatalul dëkk bi dox loolu mooy priorité yi ni nga ko waxee wér-gu-yaram nit ñi góorgóorlu tël yi Dakar ruslu na pavage waroon na am partout ci Dakar maire de Dakar commencé woon na ko. mais c'est des questions politiques. waaw nu mu mujjee loolu tax xam nga loolu ñàkk xam-xam la man keroog fekk naa mbir bi ba ci waxtaan waa amee foofu ak ni ñu fi yàqoo waaye tey jii waroon na fekk te bu taw bi ñëwee mais mu indi ay pax yoo xam ni oto yi baaxul kët te loolu boo amee yow juróom-ñaari at ñu jox la ko war nga régler yooyu. loolu nga war a def priorité. waaye mu mel na Dakar lu mu tëdd dafa mel na benn fusée bu fi daanu woon ah paysage lunaire maanaam mu mel na kenn xamul la bu tawee moom kenn xamatul foo jaar te kat at bu nekk c'est la même chose nañu seetaat mbir bi ñu ndëpp gouvernement bi woyofal affaire yi xam lii moom mënu ko sottil mu seet ñi ko mën a sottil mu wax leen te mën a yaatal xolam bañ a yaakaar ni mën a parce que yëf yi dañu bloqué actuellement. ku wootewul penc mi ñu nekkoon man assise nationale yi laa bokkoon lépp la ñu waxtaanoon nit ñi waxtaan ci cette priorité yi bu dul loolu njaqare day yokk rek. day nit ñi jaaxle nañ. waaye nañu seetaan mbir bi ñu nangu ni yoon yu baaxul. boo nangoo ni yoon yu baaxul nag nit ñi toog waxtaan ci. Pape ñu ñëw ci toog waxtaan boobu toog waxtaan bi itam ça demande des moyens. tey nee nañu gafaka nguur gi fi mu nekk dara nekkatu fa naam peut-être kilifa yi bëgg nañu def waaye tey doole gi leen war a may ñu def mooy doole poste googu. poste ga saxaar na tey jii est-ce que ak li président doon lancé di naan on accélère la cadence fast track yi ni mel est-ce que c'est faisable ak taxawu Sénégalais instant bi ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkuwanteel est-ce faisable suñu ne fi mu nekk nii l'économie et voilà. les signaux sont au rouge. ñoom nanguwuñu ko de nee nañu c'est au beau fixe de ñoom ba léegi nee nañu c'est au beau fixe loolu ngay wax moom nanguwuñu ko mais mu tuuti rek ma def benn jàngat bu tuuti ci gannaaw c'est-à-dire juste rek pour rejoindre le professeur li mu doon wax sànq c'est-à-dire mooy benn ci wàllu accident yi contrôle yooyu ñuy wax man jël naa sama caméra de Dakar à Tamba. De Tamba à Vélingara, de Vélingara à Kolda, de Kolda à Ziguinchor, de Ziguinchor à Dakar en passant par Kaolack gis nga liy xew ci tali yi billahi wallahi c'est une honte pour le Sénégal et les Sénégalais c'est-à-dire da ngay jël bus horaire yooyu ñuy wax poste de contrôle bu ñu taxaw laa la wax jarul sax jar nga leen di kii nit lampe de non ñoom bu ñu egsee xam nañu poste de contrôle la dañuy taxaw gaare apprenti bi wàcc yëkkati dem joxe c'est automatique c'est-à-dire imaginer rek tronçon boobu moi je crois que j'ai fait j'ai constaté au moins une trentaine ou plus de postes de contrôle yi nga xam ne ñoom ñëpp tout corps confondu de amul bu ñuy jaar te duñu joxe da ngay joxe il faut nga joxe mais ci dëkk bu mel noonu man ma dund benn situation bi nga xam ne téye nañ ma ci sax parce que waa ji daf ñoo contrôler pas yi xaaju guddi oto bi bus bi amul lampe ma wàcc wax ak moom mu ne ma sa waay de nee na mun na soox ak nii ba Kaolack defarlu oto bi ma ne ko mais déedéet du problème ndax mun na soox mais est-ce que lii yoon la waa ji na ma déet sa waay man nag boo ma ci bëggee indil problème man dama la fi téye waaw mais ci noonu effectivement mu téye ma fa ci wax jooju téye ma ne parce que maa ko wax ju ñagas lii ak lii ñu téye fa fi daal waxtaan ay 30-45 minutes ñu bàyyi man leen mais léegi man oto bii bu ma ci duggee mu am ñoom tey jii man fan laa koy jooyee waa ji dama daal kooku nga débrouiller daal en tout cas je te jure billahi wallahi ak waxtu bi ak sans lumière noonu la bàyyee oto bi di soox ba Kaolack loolu mooy benn ñaar pour wala ni que population yi du tellement une priorité pour l'État temps yi dama doon def benn gëstu sur les usines sur les fabriques de poissons et de farine et d'huile de poisson
Guet Ndar bi ngay wax kii fii Mbaling en Casamance en Gambie mais awa c'est scandale c'est-à-dire man fii laa gis damay wax li may wax nag dama koy wax man gis naa ay usines yi nga xam ne clé en main taxaw nañu fii Sénégal ay chinois moom ko te amul benn acte administratif bi nga xam ne état du Sénégal signé na ko déggoo li ma wax de. dégg naa usine u Abéné à Ziguinchor bi nga xam ne dafa sës ak frontière bi chinois yi tabax nañu usine bi sur 1,5 hectare ba commencé liggéey usine bi amuñu këyit c'est-à-dire amuñu këyit bi nga xam ne nguuru Sénégal moo ko signé. lu dul ay mafia yi nga xam ne ay nangam sangam ñoo ko mafia tegal usine bi ba usine bi teg ma ngi ciy sant tamit benn ministre de l'environnement bi nga xam ne vraiment il a été à la hauteur mooy le colonel Dieng bi nga xam ne moo fi nekk. bi may def enquête bi quand j'ai été le voir expliquer ko génneel ko affaire yi won ko lépp wallaahi dafa jël arrêté. tëj usine bi mais ba tey jii ci administration bi foofu local. am na ñuy jéem a fexe ba démb ñu ngi ma koy wax ñuy jéem a fexe pour ubbiwaat usine bi mais imagine nga rek genre scandale yooyu ñu koy dëkkee Sénégal. donc loolu day tax ba nga xam ne impunité bi dafay yokk dafay saxu. ba pare nag day gën a réduire pouvoir citoyen bi c'est-à-dire citoyen bi day dem ba finalement danaan man de garaawul xaama toog comme lu ma def rek suba ba jant soo du mujj fenn. mais loolu ñun ñoo ko war a bañ c'est-à-dire il faut que tamit dénonciation bi nga xam ne mooy rôle lu presse il faut que presse aussi góorgóorlu ci continuer ni ko professeur doon waxee parce que tamit yenn yi bu ñu taxawee di ko xool bañ ko wax mooy nous sommes complices de ces gens-là. léegi ma ñëw ci sa question bi. mooy lanati encore. situation économique bi. waaw situation économique bi ndax dafa waaw mais xam nga ñoom déjà ñoom nee nañu am nañu xaalis mais xam nga man ci li ma jàpp bokk sama jàngat gu tuuti ci économie. man de bu ma amee xaalis du ma lebe ji ñoom barki démb jaay nañ demaat sur le marché régional dem uti fa xaalis ba pare nag ñëw tapé des deux mais nañ ñoom 50 milliards nañ doon ut ñu jox leen 176 milliards mais pour man kooku ruus honte la comme niñ ko defee woon fii Club de Paris 2500 milliards nañu uti woon ñu jox leen 7000 milliards ba doublé ko jox leen 14000 milliards mais loolu du ay discours yi nga xam ne day mën a tenir sànq dañ toog fii di waxtaan ma ne dama doon waxtaan nag benn ancien directeur du budget mu ne ma gis nga Sénégal gii président Macky Sall wala ministre am de finance du budget bu bëggoon xaalis mais na ko xool ci poste budgétaire yi entre inspection du trésor ak inspection des impôts et domaines su ko fa xoolee milliards yi mu soxla dëgg na ko fa jëlee parce que ñi ngi fi ne gañ je crois que ñoom ñoo buggul uti milliards yi nga xam ne moo war a faj soxla sénégalais yi mais ñoo xam nañu bu baax fu ñu mën a jëlee milliards yooyu. tey ci point boobu professeur ni mu ko waxee impunité dina fi yàgg ndax kilifa yi seen bopp ñoom ñoo ci gën a nguuru parce que tu vois ñoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñoom ñoo yor yenn kii yi ñoom ñooy pousse yenn usines yi sax soo demee ba ci biir sax ay actionnaire lañ ci te ñooñu amuñu droit de sol sax wala droit d'exister bay def yenn yéeg yi ni mel donc impunité boobu du fi jógee tey ji ak situation économique bi te économie moom mën a régler certains problèmes également. waaw xam nga ñaari mbir yi ngay wax ci li fi am ci réew mi ak itam ni muy doxee am bi moom yenn saa yi moo wax ko xam nga coow li am ci pétrole beeg gaz beeg zircon bi yenn saa yi ma ni étudiants yi am na suma kër de ay documents yi nga xam ne 1961 la gouvernement bi fi jëkk toog Mamadou Dia ak Senghor Lamine Gueye bi ñu toogee yooyu yëpp waxoon nañ ni lii am na fi pétrole bi mi ngi ci gaz bi zircon bi ak yooyu problème bi kañ mooy lu tax ñu toog ba léegi yëf yi fës waaye jamaa sax mi ngi ci yooyu wax nañ ko li ma lay wax document boo ñëwee suma kër ma wan la ko professeur dogguma la de bon def nañ fi émission fii waaw ma wax leen ko fii exploitation bi sax ba mu dooree itam yàgg na parce que Sénégal assise nationale yi penco bi amoon te Amadou Mokhtar Mbow maam jiite woon ko yooyu yëpp dañ ci waxtaanoon ndaxte yooyu daf fi am Sénégal kañ du yàgg nañu lor doomu réew mi nañu wax dëgg xaalis am na fi wërsëg yàgg na fi dañu nax gëmloo ni ñu waa penku wala waa soow ñoo ñuy dimbali ba dem ba mu dugg ci bopp nit ñi
ndóol am fi ñu ni dañuy waaye réew mu nga xam ni géej jàng fa nga am ñu ngi boon ñeenti dex yu ma lay wax nekk ci suuf wax ji kañ mooy comme ni mu ko waxee am na ñu ne xaalis am na xaalis amul. lépp maanaam professeur doxuma la. waaw kon si assises nationales yi documents yooyu yëpp. te président bi fi toog tey jii di président Macky Sall il est au courant de tout ça. xam na ko waaw xam na ko loolu tax ma ne fa laay bëgg ñëw léegi xam nga am bi moom su ñu bëggee tedd yàlla may nañu lu ñu tedde problème bi doxalin la léegi nag ndax yoon wi baax na yoon wi war nañ ko seetaat ndaxte soo gisee yëf yi ni muy demee daanaka loo bare xaalis day mel na poos bu bënn xam nga poos bu bënn moom loo ci dugg moom dafay rot rek waaye du dugg bon nañu góorgóorlu fexe ba ñu seet ni ñu ko waxee lan la ñu war a jiital ñu jaar ci déglu nag nit ñi buñ ko defee xëy na daañu gis bunt bu ñu may ñu xaw a génn ci gilaawaar gi parce que gilaawaar gi ñu nekk coow li bari na fuddu bi ak niñ koy waxee demeewul noonu te war nañu fexe ba génn ci gilaawaar gi ñu nekk mooy lii problème yi bari na xataay bi bari na kenn xamul yenn saa yi fooy doore foo bëgg dem mais coono fekk la fa lu nga xam ni lu yomb la mu jafe comme ni ma ko waxee tey jii da ngay soxla fi benn affaire bu ndaw waaye coono jàng ci sonn boo ger boo génnewul wala jox dara doo ko am loolu jaaduwul réew nag boo bëggee nit ñi dox da ngay fexe nga laa biir te gis nga Sénégal defe naa li tax mu mat képp ku nga xam ne da ngaa ñëw toog falu bëgg am deuxième mandat ak troisième mandat doo liggéey ndaxte comme ni nga ko waxee da ngay bëgg ñi nga xam ni coow leeg bare mën na ànd ak yeneen kaay yi am ak yeneen affaire yu ci mbir nga toog fi Mamadou Dia lu ko fi jële ba mu bëggee jubbanti dafa am ay député yu nga xam ne dañu leb xaalis fay ñu di luubal bu mu jógee si ñoom commencé di wax yenn mbir yi lañ ko commencé fexeel bon ku bëgg jubbanti waroo ragal soo ragalee nag nga ni kii ci jal bi fekke woon na yu bare. waaw fekke woon na si national yooyu yëpp tënkoon ngeen ko si kanam donc est-ce que ba mu ñëwee waaram la tey jii di am mbiru réew mi du ma toppatoo affaire njaboot ak yooyu waaye bu fekkee da ngaa tiitaroo affaire mbirum njaboot yow ngay seet naka ngay followaat wala ñi lay jege ni ñuy followaat doo liggéey ndaxte nit boo bëggee liggéey da ngay jiital njariñu réew mi ak li nga xam ni moom lañ ni lii boo ko defee daa njariñu askan wi waaye boo jiitalee affaire njaboot ak affaire yaa ma neex doo liggéey. Pape bu fekkee ne président bi fi toog tey jii xamoon na yii yëpp ñàkk xam la wala ñàkk mën la ñàkk xam bi léegi dindi naa ko léegi ñàkk mën la ñu mën a jàpp. waaw mais xam nga déjà moom d'abord wax ma sax assises nationales yi mun nañ sax comme nam ko waxee réserve ba mu ci defoon sous réserve boobu sax mun nañ ko nangul. mais moom ingénieur géologue la boo gën a deeti c'est-à-dire moom ñoom ci seen corporation ba moom bu dee ci wàllu pétrole la yem am na ku mel ni awaka nga xam ne ci wàllu mine ak géologie ak yeneen la nekk donc c'est-à-dire que moom balaa moo toog fii déjà la nga xam ne moom la suufu Sénégal am moom xamoon na ko dañuy waxante dëgg c'est-à-dire ñii koy jël mooy discours politique boobu bëgg a taxaw tey naan yàlla moo ñu wërsëgal mu toog fii mbir yi feeñ du dëgg du benn dëgg man nee naa heureusement encore ba ma toogee tey ak professeur mu dëggal ko je crois que fii bi ma ko fiy wax il y a 1 mois wala 2 mois bi ma ko fiy wax ne leen au début des indépendances man dama yore benn document hors somme bu wanee ni que Sénégal lépp lu fi nekk ci richesse xam nañ ko fi mu nekk la ñu évalué woon kay ca jamono yooyu mooy quantité bi. Voilà. Mais la ca nekk fa mu nekk xam nañ ko ba waxoon fi exploitation marbre bi au Sénégal oriental waxoon fi exploitation or bi fële ci Falémé bi donc loolu du guléet en fait dañu doon peuple bi nga xam ne dañu doylu trop ci politicien mooy maanaam Sénégal inversement des rôles moo am mooy maanaam yow citoyen bi da ngay fal nit ba pare pouvoir de contrôle bi nga xam ne moom nga waroon am ci moom day ëlbatiku moom léegi moom ngay fal moom mu am pouvoir de contrôle ci yow c'est-à-dire léegi moom lu ko neex lay def
wax la lu la ne wax la lu ko neex nga gëm ko. di la maqaloo farine mais tey jii pouvoir de contrôle bi nga xam ne mooy la ma doon expliquer ci benn émission mooy que tey jii da ngay nekk ci gox gis fa la nga xam ne dafa dul yoon nga jéem ko dénoncer sax. justice bi ci woo boppam procureur ya nga xam ne ñoo waroon autosaisir taxaw. ñoo ñëw taxaw ne la non yow Awa Diop amoo qualité pour porter plainte diw parce que voilà yow citoyen simple nga amoo qualité pour porter plainte diw yi c'est-à-dire yow mun nga ñu xamal rek mais dëkk bu mel noonu fu ñu jëm ci dëkk bu mel noonu awa donc injustice bi du fi jógee yii ni mel ni du fi jógee genre musiba yii ni mel du fi jógee parce que li lal li yëpp mooy ndëngate ak injustice. Voilà. Malheureusement heure bi ñu tërale woon jeex na professeur ma lay jaajëfal bu baax le dernier mot. waaw jërëjëf Awa. xanaa nga brosser waale rek ci ouverture bi ñu jëm. ak éducation bi fi mu nekk nii rawatina université orientation yu yees yeeg yooyu. waaw foofu de di ñaan jàmm rek xam nga wax nga fi bëgg-bëgg ak mën-mën. waaye dafa am leneen lu ci dugg. mooy ndax nit ñi yëg nañ ni. lii buñ ko deful njaaxum lii ñëw mooy yées loolu moo des xam nga politiciens yenn saa yi mën na am sax bëgg nañu mën na am sax mën nañ waaye yenn saa yi xëy na du ñu gis li nga xam ne noonu la jur loolu tax li nga wax ci mbirum daara ji coow li bari na tàng yi boo yëg nañu affaire yi xew gendarme école bi te mi ngi tijji coow li bari na am na école yu tijji am na yu tijjeegul di ñaan yàlla jàmm ñëw parce que kër googu. mais est-ce que université amati na capacité jëlaat ndax nouveau bachelier yi dañ leen yóbbu woon ci privé yeeg UVS beeg yi ni mel. foofu laa bëgg ñëw xam nga mës naa ci waxtaan ak kilifa ubbi nañu université yu bare daanaka jàngalekat yi war nañ ko yokk waaye war nañu tabax ak itam jumtukaay yu bare loolu bu fekkee mën na am ñu def ko. daanaka Sénégal li fi am ci étudiants sax doyagul soo seetee nii doomu réew mi bare léegi ci réew mi ak ni ñu bindoo ak ni ñu nekkee mën nañu ubbi yeneen waaye li mu war àndal jàngalekat yi ak jumtuwaay yi ak yooyu boo ko defee jàmm am université yëngatu affaire école yi étudiants yi bu ñu toogee fa ñu war a toog lekk naan jàngalekat yi am jàmm nga fay leen fexeel seen xol problème du am foofu moom loolu mooy mbir mi te gouvernement bi xëy na war na xam ni loolu lu war a am la te loolu bu ko defee defe naa du am problème waaye yëngu boo am bourse yi moo tardé wala payoor gu tardé wala li nga war a leen ko jox ak itam mu xataay bi nag am naa yeneen jumtuwaay yi nga xam ne mën na ko indi. le dernier mot. ben écoute di ñaan rek di ñaan président de la république bu dee daal comme ni mu ko waxee ci dernier mandat am la nekk li lay war a soli na jiital la patrie avant le parti. voilà jërëjëf professeur Bouba Diop jërëjëf itam Pape Sané di jaajëfal bu baax Oustaz Assane Diouf mi fare woon ci coordination bi du côté de la régie de la réalisation technique Charles René Fall Amdi Sidibé Serigne Aliou Keita Cheikh Tidiane Ndiaye ak Ousin Sall ak équipe am ci ñi nga xamante ne ñoo jàkkoon ci décor bi di leen jaajëfal yéen ñi safo Leeru Jamono Walfadjri dig daje alarba bi di ñëw bu soobee suñu borom di leen ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen. Dégoré man fay soxlaa doomi réew mi jañu béykat yee sàmmkat